bu ma ñëwee ba léegi lii nii nekk na si man occasion ma waxtaan ak sama mbokk saafeen yi si lan mooy ambition bu tax président de la République Macky Sall indi ma fii wa waxtaan tam si ñoom naka laa gisee suqali gox yu nekk si weti aéroport ñoo xam ne ñoo dalal tey ñoo ma dalal tey fii mais ñoom ñoo aussi dalal aéroport international boo xam ne mooy aéroport bu gën a mag fii si suñu réew Sénégal d'abord donc ma koy gërëm si occasion bu ma may ma waxtaan si yéen si loolu d'abord balaa may tàmbali waxtaan bi waxoon naa ko si ay bu ma demoon seeti maire de Kër Moussa ak maire de Diass nee naa leen tey lu population Diass commune de Diass ak commune de Kër Moussa wone si Sénégal day nekk loo xam ne royukaay la yu bu rëy parce que dëkk bi am benn projet boo xam ne mooy aéroport bu gën a mag Afrique de l'Ouest aéroport bu gën a mag si suñu Afrique de l'Ouest bi fii lañ ko bëgg a tabaxee ñu seet Sénégal yëpp fan lañ ko mën a tabaxee fan la mën a gën a baaxee fan la suuf bi gën a mën a baaxee ak lépp question technique yi yëpp nu mu tuddee sa considération technique yëpp fan la gën a mën a baaxee ñu ñëw fii ñu ne Diass la ba pare population Diass bi nangu toxal seen kër toxal seeni village toxal des fois sax dem nañu ba toxal seen bàmmeel loolu de ku waxul ni lu ñuy wax Sénégal tubaab bi lu muy wax patriotisme ku gëm sa réew man de gisuma keneen ku ko def fii si Sénégal wala ñu ko fi def néew na donc pour loolu rek dëkk Sénégal yëpp dafa am loo xam ne war nañ ko téye mooy population bu nekk si tund bi mooy saafeen yi mooy waa Diass ak commune de Kër Moussa donc loolu moo tax bu ma ñëwee bokk na si loo xam ne bu ma président de la République santé mu ne ma aéroport bi première phase bi indi nañ ko muy gis ngeen aérogare bu ñu njëkk tabax président bi ñëw mu ne tey nii suñu aéroport bi fu ñu ko doon tàmbale ñu ne dañu bëggoon def dañu bëggoon toxal aéroport de Dakar Yoff ñu indil ko fii Diass tey man sama gis-gisi président raw na toxal aéroport rek mu ne dafa bëgg a jël suñu aéroport bi samp ko muy aéroport bu gën a mag Afrique de l'Ouest samp boobu nag dafa ànd ak ay liggéey yu bees yuy ñëwaat mooy aéroport bu gën a mag dafa war a am centre de maintenance aéronautique mooy kuréel boo xam ne comme garage yi mécanique avion bu munti nekk fii si suñu sous-région bi fii la war a ñëw ñu liggéey ko liggéey boobu pour def ko ñan ñoo koy def ay doomu sénégalais ñoo koy def liggéey boobu soo bëggee am ñu fay liggéey ñoo xam ne màcc nañu si xam-xam boobu dafa ànd nga def sa école boo xam ne da nga ko fi def mooy école d'aviation boo xam ne dina mën a jàngal préparer ndaw yooyu yoo xam ne ñoom ñooy suba ñoom ñoo fay nekk te loolu rek suñ koy xayma mën na ay téeméeri nit yuy liggéey si loolu donc loolu buñ ko defee ñun ñu ne AIBD ne tey nii pour ñu atteindre suñu objectif boobu dafa am liggéey bu mag bu ñu war a indiwaat si aéroport bi mooy ñu tabax centre de maintenance aéronautique bu ñuy wax noonu ñu tabaxaat école internationale des métiers de l'aviation ñu waxtaan si ak militaires yi si base aérienne tey nii ñu ngi nekk di liggéey si école boobu ak militaires yi mais loolu rek desul tey aéroport bi bii ñu ngi koy tabax dañu ne woon ñetti millions passagers su ko yemee rek dañu war a defaat beneen aérogare bu bees bi mooy ñaareel bi te gis ngeen balaa Covid bi di ñëw mëtoon nañu lu ñu desoon pour ñu def 3 millions bëriwul donc ñu war a donc préparer tabax beneen aérogare bu bees bi suba suñu continuer ñu tabaxaat beneen piste bu bees bi muy côté bu nekk beneen côté bi donc loolu suñ ko waree tabax tey dafa ànd
AIBD mu xool est-ce que fépp fi ñu koy tabax li ñuy wax libération des emprises est-ce que emprises yooyu libéré nañ ko si titre foncier 4500 hectares bu ñu boo xam ne moom la état bi jox AIBD donc bu ñu ñëwee ñun ma ñëw ma ne projet yooyu mag na dina demander si 4500 hectares yu ñu jox ñu xool est-ce que libéré nañ ko suñ ko libéré wul ñu xool naka la ñuy def pour ñu libérer ko ñu ñëw ñu xayma loolu ñu gis ni si 4500 hectares yooyu dafa am ay impasse yoo xam ne lu ñuy wax ndàmpaay yu ñu war a jox yoo xam ne mëtagul ma dem si sama ñoo xam ne ñooy suñu conseil d'administration ñoo ñu yilif ñu ñëw ma ne leen lii de moom mënu leen ma laaj liggéey bi te duñu budgétiser lu ñuy wax duñu préparer koppar boo xam ne ñii yëpp ñoo xam ne nar nañ leen fay ñoo xam ne dañu bokk si ñoo xam ne ñi ngi si suñu titre foncier 4500 hectares bi te feeguñ leen mënoo ñëw jël nit mu jël bàyyi lépp ne dafay dem ngir réewam nga ne doo te loolu yow doo ko préparer ñoom ñu nangul ma ko ñu budgétiser ko ba nga xam ne ñooñu ñu préparer pour fay leen loolu mooy d'abord benn bi ñaareel bi ma ne leen aéroport bi ñun lu ñu xalaatoon rek mooy dañu tabax aéroport ñu ne d'accord nañu lu ñu tubaab bi di wax benn projet bu mag la infrastructure bu mag la mais sooy ñëw nga tabax aéroport si benn dëkk lu ma sama jaar-jaar may ak lu ma gis si yeneen réew yi mooy dëkk yooyu dañu war a yëg seen bopp si aéroport bi dañ ci war a gis seen bopp gis bi nag du rek ay yaa ma neex man ñëw naa tey mu neex ma keneen ñëw neexu ko du ko def loolu du gis-gis mooy loo xam ne da nga koy teg man ma ñëw mu neex ma dama koy def keneen ñëw neexu ko da koy def donc ma ne léegi naka la ñuy def pour loolu ma waxtaan ak sama suñu kuréel yëpp yu fi nekk ñu ne li ñuy njëkk def mooy dañuy créer lu ñuy wax fondation AIBD mooy kuréel bépp bu nekk aéroport chaque année da ngay contribuer financièrement si fondation bi ren AIBD dugal na fa 100 millions ñuy wax kuréel yu fiy nekk yëpp muy laas muy ñëpp ñu bind leen lettre ñu ne leen ku nekk da nga war a participer suñu participer ñu dem si dëkk yooyu ñu xool lan mooy seen projet de développement si dëkk yooyu chaque année nga xam ne aéroport bi day accompagner le développement territorial de ces 2 communes loolu muy benn bi amaloon fii ñu samp ko ñu ngi koy nekk di samp ñaareel bi ma ne école yu ñu fiy def muy école d'aviation bi tey suba dañu war a am ay doomu Saafeen doomu Diass doomu Kër Moussa yoo xam ne mën nañu ñëw sa suba ñëw fii jël fii sama place nekk fii directeur général parce que jàng nañu loolu xam nañ ko liggéey nañ ko pour mën ko nekk ëllëg loolu pour ñu def ko il faut que école yooyu ñu ne école yooyu dañuy def ay bourses chaque année bu dee 100 personnes ñooy siy dugg ñu jox leen bourse 10 personnes ñu jox leen ñooñu ñuy doomu Saafeen ñu dugg jàng suñu waree nekk pilote ñu nekk pilote suñu waree nekk gestionnaire d'aéroport ñu nekk ko suñu waree nekk leen ñu ma ne ko loolu mooy ñaareel bi ñetteel bi ñu ne tey nii dafa am ay investissement yu ñu fi fekk yoo xam ne maire yi bu ñu leen demee seet gis wax nañu ko muy investissement sur lu ñuy wax maison des femmes muy ñu wax investissement defoon nañ ko si ndox aéroport bi su tawee ndox bi nu muy duggee si dëkk yi muy Diass muy côté fii nii Suun loolu ñu ne ñun ñoo koy prendre en charge gis ngeen si fan yi le 17 février dinañu dem lancer les travaux de réalisation du Dalo fii de Diass boo xam ne lu manqué milliard pour ñu dugal ko si mooy 800 pratiquement milliards lañ ci dugg 1 milliard lañ ci dugal pour mën a def loolu pour que ndox bi bu mu gaañ population de Diass bi su amee inondation ñu war ko continuer noonu fu nekk ba nga xam ne kuréel yi yëpp dinañ ko defar donc investissement yoo xam ne
AIBD war na ko mën a taxawal AIBD daf ko fas yéene na ko tax gunge collectivité locale yooyu ñu mën a liggéey si seen liggéey boobu ñu wax tam que si construction école bi am na sax ay kuréel fii muy laas muy ñeneen ñoo xam ne commencé nañ ci liggéey di construire ay salle de classe mais bëgguñu ko def rek mu nekk loolu koo xam ne daf ma neex ma def ko moo tax ñu teg fondation bi. Fondation bi c'est pratiquement une obligation chaque année si budget yi ñëpp si dugal xaalis suñu demee ñu wax maire yi yéen loo leen luy seen priorité population bi ñooñu defar ko seen bopp loolu muy leneen li ma ne président de la République dafa wax Sénégal zéro déchet Sénégal zéro déchet bi balaa fu muy commencé mooy buntu Sénégal muy fii AIBD buntu Sénégal mooy fan mooy Diass buntu Sénégal mooy fan mooy Kër Moussa parce que ku ñëw foofu ngay njëkk jaare pour dem feneen ci beneen dëkk donc ñu ne léegi loolu pour ñu def ko ñu lëkkaloo ak UCG pour que ñu def zone aéroportuaire mooy aéroport bi ak commune de Kër Moussa ak commune de Diass mu nekk zone zéro déchet UCG war fa def benn liggéey bu xarañ ba nga xam ne mbalit bu fa nekk déchets yu fa nekk UCG ñoo jël si ko yóbbu ko te waa saafeen yi sama jaamu saafeen yi diñ ci fay dara loolu AIBD mu ne tam daf koy def loolu pour ñu def ko mënuñu jëkk rek beneen bi nag mooy léegi nag si emprise bi ñoo xam ne ñi ngi si 4500 hectares yi tey nii soo xoolee 4500 hectares yi pratiquement amu fi ñu xool ñu xam fii nii comme yéen yëpp comme fi ngeen dëkk gis ngeen ni fii ñu fi bokk Cheikh pour me préciser fii ñu fi bokk ñu dugg si 4500 hectares yi ñu soo leen ñëwee nag soo leen ñëwoon ñu xool ko da ngeen ko gis c'est vrai que dans ça est-ce que tu peux le photographier et que ñu publier ko ok tu me le publies là-bas tu le mets après tu le mets sur la page c'est mieux de donc ñu ne léegi pour ñu def loolu liggéey boobu pour ñu def recensement ñooñu noonu pour ñu mën a libérer emprise yoo xam ne c'est 4500 hectares mais man mënuma xëy rek dem noonu sama yoon dëkk dafa am yoon da ngay dem seeti préfet dem seeti gouverneur ne leen lii de la fas yéene def population yu doon laaj seen ndàmpaay seen impasse yu ko jotul ñun de léegi préparé nañu pour jox leen seen ndàmpaay parce que ñun dafa am ñoo xam ne ba léegi ñi ngi si domaine bi te ñun soxla nañu sécuriser domaine bi parce que investissement yu ñu fay def tey aéroport bi il faut que ñu tëj ko aéroport bi il faut que mur bi ñu tëj ko parce que tey nii dafa am ay risques yoo xam ne risque animalier da ngeen di gis ay kii di dugg te loolu su continuer am si aéroport bi lépp lu ñu liggéey si investissement suñu position bu ñu bëgg suñu xëccoo bu ñuy def ak yeneen pays africains duñ ci yegg parce que dañuy ne ni aéroport bi du ay aéroport bu sécurisé donc tey kon suñu mur de clôture de l'aéroport war nañ ko pare suñ ko paree day tax investisseur ñi xam ne ñooy indi seen xaalis si biti ñuy liggéey dinañu am sécurité avion yu fi war a ñëw tey ñu war a yokk avions yi dañu xam ne ñoom ñi ngi si dëkk boo xam ne dafa am sécurité donc loolu pour ñu def ko il faut que ñu dugal si gouverneur moo koy jiite mooy groupe opérationnel de Thiès bu ñuy wax noonu groupe boobu moom moo war a ñëw tey mu liggéey si pour que ñu mën a yegg fu ñuy yeggali liggéey boobu donc tey amul tey pratiquement kër boo xam ne mi ngi si biir si fu ñu soxla liggéey bi néew na ay kër yu ñu war yoo xam ne dinañ leen laal tey loolu laa bëggoon un peu ñu xool ko si plan bi beneen bi mooy tey nii liggéey bu ñu bëgg a def tey te dëgg naa ko si ñu bëri ñu koy wax man damay dëgg ñu ne léegi ba léegi damay dem aéroport Blaise Diagne aéroport Léopold